sama yaram bi daa diis ma ne ko sa yaram bu diisee boo sonnee doo dem tëdd nelaw wala nga yëg ci kaw mu ne ma mère bi daa bëri wax xam nga ni kooku daa mel ni comme ku sentir deewam ñëw di tàggat xam nga loolu tàggat la waaw moo tax nag bañ ma ñëwee ne ma diw moo gaañu góob ma ko sax ndax métti na trop man su ma sañoon bu ñu xeex affaire bu ñu nekk di naan nguur gi bu mu nekk di naan pour toog nguur nekk fa wala pour xeex ak leneen xam nga la ñu war a xeex non à la violence ngir yàlla agresseurs yi nañ ñu ci jàppale ndax sonn nañ da ngay bëgg a xëy 5 heures du matin sa nga ragal ku rey ñu rey la loolu la ñu war a def ndax sonn nañ ndax ñu ngi nii rey nañ Papis ba pare ñun ñoo perte après ñoom ñu nekk di parce que da ngay gis ñu rey nga rey doomu jaam ba pare après du yàgg nga gis leen benn mois ñu génn toog dem defaat leneen xam nga loolu rafetul tamit ngir yàlla dañoo war a def ku rey rek ñu rey la nga ñàkk tamit sa famille ñàkk mu jeex métti na trop waaw. waaw xam nga ñàkk dafa métti rawatina xale bu tuuti boo xamante si ni amul sax 20 ans toll si digg ndawam ah. ñu faat ko ni metti na quand même suñu nee mettiwul du dëgg parce que tey ku mu daloon sa kaw mu metti lu méttee métti la trop man moom franchement sama boy la woon ma sonaloon ko daan ko yónni fu ma ko yónni mu dem parce que sama yaay moo dëkk si koñ bi donc xam naa tuuti koñ bi dama fiy ñëw très souvent donc su ma nekkee Sénégal damay nekk fii ak ñoom partager lu bëri donc vraiment c'est une grande perte pour la famille, pour les amis qui habitent dans le quartier, donc yombul dara daal. frère suñu rakk suñu cousin voilà booy bu baax bëgg boppam gëm boppam xamul leen lu dul liggéey voilà comme lii nii dafa war a arrêter Grand Yoff te ñun population bi ñoo ci war a jóg parce que du ñu xaar homme d'état wala keneen ak keneen du ñu xaar police du ñu xaar keneen parce que gars yi lii nii c'est la deuxième fois même pas un mois muy am Grand Yoff comme lii dañ ko war a xeex voilà doon na fi am mais bii nii bu ren bi dafa ëpp. voilà 2 morts même pas 2 mois voilà loolu c'est dur te suñuy frère la voilà insécurité la merci insécurité gars yi géré wuñu voilà comme ñun dinañ jël suñuy matuwaay yu mot voilà jeunesse bi ñëpp la ñuy waxal ñëpp lañ bëgg ñu jóg parce que lii nii lu ëpp tuuru voilà lu ëpp tuuru comme dañ ci war a teg suñu bakkan xeex ko parce que suñuy jarbaat ñoo fi nekk suñuy doom ñoo fi judd suba suñuy mag suñuy bàjjan suñuy raq suñuy papa suñuy yaay ay en danger la ñu nekk te lii neexul. à peu près mu ngi am ay 17 ans 17 ans 18 ans voilà comme c'est dur xale la dafa deewee ndaw ñu yàqal ko viom nii loolu dafa métti non jàngul dafa doon liggéey quoi daan dooleem voilà baax si que ñëpp jàmm amul benn problème foo ko fekk mu ngi ree comme kooku xam nga dañ fii la ñu war a jógee nag jóg ci loolu parce que ñun ñi sax suñu vie il est en danger voilà comme dañ ci war a jóg voilà ñun les Grand Yoffois dañu war a jóg ci lii voilà. Voilà, moi ce que je déplore c'est l'insécurité qui règne dans cette commune, cette belle commune de Grand Yoff parce que tey ku nekk xam ne ni Grand Yoff c'est une très grande commune hein, avec une superficie de 8 km². Vraiment bon je vais dire que les autorités tey bu ñu ñëwee indi commissariat def ko ci fii c'est pour la sécurité des populations de Grand Yoff mais su fekkee dañuy toog même pas 2 mois nga fi dégg ay 2 décès te lépp ay c'est des crimes en fait lu tiis la lu metti la si ñun waa Grand Yoff léegi nag moi je pense que ni li jaadu mooy su fekkee les autorités qui sont là les autorités étatiques ñi nga xam ne ñoo fi nekkal état moi je vais pas parler du maire parce que le maire am na fenn fu mu yem c'est le premier administrateur de la commune mais tey police yëfu état la donc ñoom ñoo war a dimbali nit ñi parce que da ngay dëkk Grand Yoff doo fi boo nee nit Grand Yoff laa dëkk sax mu xoolee la yeneen bët te Grand Yoff am na lépp am na ay aarif alxuraan Grand Yoff am na ay kàngam yu jàng lépp a ngi Grand Yoff donc pourquoi tey ñun chaque 2 mois nga dégg benn crime Grand Yoff c'est inadmissible kenn mënul concevoir loolu léegi nag man li ma jàpp te ma gëm ni moom mooy jeexal affaire mooy ku rey ñu rey la pourquoi voter des lois yoo xamante ne amul benn njëriñ xam nga lan moo jaadu ku rey ñu rey la parce que bakkan dafa fort pourquoi rey doomu jàmbur si à la merci après wax ji bëri ku rey ñu rey la mu jeex nañ voter loi boobu assemblée kenn du reyati kenn buñ ko defee wallahi azim dootoo dégg ku ñu rey parce que ku rey ñu rey la mu jeex mais day rey doomu jàmbur après ay mbokkam perte xale bu tuuti toll si digg ndawam jaaduwul ba pare autorité buñ ñu rey ak politique bu dul jeex
bu fekkee bu ñu xaar ba à la veille des élections ñuy ñëw di jéem a convaincre nit ñi ak ay saako ceeb ak i t-shirt on en a marre nañ jël sécurité wu doomu aadama yi parce que nit ñi bu ñu dundul sax nañ leen votelee wasalaam maa ngi jégalu waay waaj. mais li ñuy def c'est pas normal ay loi ñuy indi di woote fii amaluñu benn njëriñ parce que boobu garantiwul kenn seen bopp rek la garanti kii di daan dooleem pareegul benn si àll bi ñëw roy ko comme ça ñu tey ko tey suba mu génn di dox lu ko neex c'est pas normal li waa ji wax sànq pénal war na fi ñëw boo royee ñu rey la mu jeex kenn dootul jege kenn pour ne dinaa ko rey lii yëfu soxor ak bon la doo xool sa doomu te moromu nit nga ne dinaa ko rey parce que daa daan dooleem ñàkkul fayda comme ñoom nga ne dinaa ko rey comme ça day yomb kii fu mu dugle ki mu rey nii dootul rey sa ginaar bu duggoon ba si suufu ndox sa dañ koy génne tey wala suba kii ñoo ko gën a dee mais ñun duñu rey ñun liggéey la ñu xam. parce que tey suñu ñu jiite xeexuñu loolu dañuy seen lépp baax na seen lépp mot na ñun suñu dara motul te ñun la ñuy rey suñuy jarbaat suñuy bàjjen suñuy rak sama mag fii lañ ko agressé même pas un mois muy liggéey camp ba lay liggéeyee camp Wakam même pas un mois fii lañ ko agressé ay 5 heures du matin loolu mënoon nañ ko rey comme ni ñu reyee ki mais c'est dur ah suñ ci jóg jeunesse Grand Yoff voilà.